asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam di kontaan daje bi ñu dajawaat ak yéen ci seen émission sama commune ak télévision bi nga xam ne mooy Buzz Actu ñu am invité bu am Pastef am njàmbaarte am njariñ lool ci commune Bambilor bëggoon na daje ak moom te yàlla tey la ko dogal muy Mame Cheikh Cissé Mame Cheikh nag jeune la jeune bu comme ni ma leen ko waxee ko am solo ci commune Bambilor yàlla def na mu bokk ci yéen yi nga xam ni ñoo gën a am Pastef ci commune bi ñu dalal ko tey Mame Cheikh ma tàllale micro nga présenté sa bopp. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñi seetaan Buzz Actu di nuyu commune Bambilor di nuyu département de Rufisque bi yëpp Mame Cheikh responsable jeune la nekk ci commune Bambilor dëkk Kër Ndiaye Lo nekk porte-parole du mouvement MSD mouvement socio-libéral pour le développement je pense que ne loolu mooy présentation bi am na solo mais su ma sañoon Mame Cheikh nga gën koo dëggal ndax Mame Cheikh bari nga tànk ci biir commune Bambilor war ngaa wax nan nga ciy yëngatoo ak yan jeune nga ciy àndal ba ñu mën a xam Mame Cheikh kan la parce que présentation bi nga def ni gàtt na trop wax ñu Mame Cheikh kan ak ñan lay àndal ci commune bi. waaw xam nga bu ne Mame Cheikh peut-être ñi nekk ci commune Bambilor dinañ comprendre parce que mouvement MSD laa nekk ci biir mouvement bi nekk ci porte-parole nekk derrière premier adjoint au maire u Bambilor di sama ndijaay di sama kilifa ma koy nuyu au passage di El Hadji Amadou Samb di liggéeyal président Macky Sall mais amaat kilifa it muy ministre Omar Gueye di ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire ñu nekk ci ginnaawam di liggéeyal président Macky Sall depuis 2009 ba tey. kañ li am na solo Mame Cheikh sa présentation dégg naa nga ne sa nijaay yaa ngi ci ginnaawam te mooy premier adjoint au maire sa diggante yaag moom mën nga ma cee wax tuuti personnellement. waaw xam nga sama nijaay d'abord bu ma ne sama nijaay sama kilifa la kon bu safaanoo di am wala dëng di am du mën a jóge ci côté am ci sama côté lay jóge donc sama kilifa la ñoo ngi déggante diggante bi dara amu ci maa ngi koy woo mu di ma woo su ma ko soxlaa dem ci moom bu ma soxlaa ñëw ci man récemment rek sama tudd ma nga woon fa toog toute la journée fa la nekkoon wax dëgg yàlla di ko am njariñ ci man di ko am njariñ ci askanu Kër Ndiaye Lo wépp xam nga yaa ngi wax di ree mais bu ma la gisee si reetaan mooy socialement ça va mais politiquement dégg nañ yéen ñaar dafa xaw a am jafe-jafe wax ñu lan moo xew parce que léeg-léeg da daan woote ku ne gis la ci kanam waxuñu la si biir sa mais dañ la daan gis ci kanam mais il paraît temps yi bu wootee non seulement duñ la gis ci ginnaaw mais da nga fa dul ne lu xew. waaw donc xam nga nit ki da ngay màgg ci côté yu ne maanaam mënuma ko tudde ak jaxas ak ñàkk juboo man ak sama ndijaay dara amu ci mais dama koy tudde ñàkk jot parce que temps bi ma amoon di teewee lu bëri peut-être liggéey a ngi sama loxo amatuma temps pour buñ waxee rek wala lu jóg rek ma ñëw mais xalaat naa ne lépp lu muy def ñoo ngi ciy déggoo te bu ma ci wooyee damay ñëw ni ma daan ñëwee gisuma ci daal xaar ma yàlla bu ci am peut-être du ñàkk nag nit ku daan ñëw sa kër tout le temps xaw a am tuuti peut-être liggéey bi moo ko waral leneen waral ko nit ñi analyser kenn mënu leen a tere gisee seen xalaat waxee seen xalaat loolu rek la mais dara. léegi Mame Cheikh xam nga dañ ne sama commune ñu ñëw tey ci commune Bambilor te jamono ji ku ne commune Bambilor rek ne plusieurs problèmes parce que lu ne lañ fiy tudd mais bokk ci li ñuy tudd suuf dëkk bi boo nee Bambilor nga dëkk wala Kër Ndiaye Lo so ñu defee ne da ngay jaay suuf même boo ko xamulee yow noo gisee situation boobu. donc defe naa wax naa ci waxati ci dama ciy waxaat rek te li ma ci waxoon laay répété suuf ñi ka xam dëgg duñ ci wax ñi ëpp ñiy wax ci suuf xam nu dara ci suuf gisuma it problème bu jar li ñuy wax yëpp di ko médiatiser ñëpp jot ci gisuma lu ko jar parce que si lay yëngu xam naa lu mu doon gisuma lu ko jar
du ñàkk nag ci politique nit déggoo ak moom wala doxalinam ci politique gise woon ni maanaam bokkoo leen gis-gis ci politique mu jël suuf laxasu ci di la waxal lu ne loolu fi leen ko fekk wax nit def nga nangam te defu ko mais man gisuma coow lu jar liñ médiatiser ba ñëpp jot ci boo ñëwee au fond doo fa fekk lu ci maanaam par rapport ak li ñuy wax ak réalité bi am dafa am lu bari lu ci loo xamante ne nekku ci. ah loolu sa gis-gis la rek mais li ñuy coow suuf si surtout nag ki nga xam ni moo diriger maire bi li ñu koy wax ci journaux yi bari na de nga bëgg wax ni loolu du dëgg. waxuma du dëgg ndax kiy wax du dëgg day fekke mbir mi dama ne ñi ciy wax xamuñu ci dara xam nga tey jii ki xam ne dafa jàng wàllu docteur nekk docteur di faj di ci yëngu soo ñëwee di ko laaj dara ci bâtiment mu di ci wax peut-être mën na ci wax nii rek ci forme mais fond bi xamul qu'est-ce qui se passe loolu laa la wax ñi ciy wax ñëpp xamuñu ci te ñi ci xam dara nanguwuñu cee wax donc certes problème am na fi du ñàkk ni muy amee ci bërëbu liggéeyukaay yëpp ni muy amee ci commune yëpp ni muy amee ci bureau yeeg yëpp foo dem fekk fa ay problème fekk fa ñàkk jubóodiku loolu day am ci politique day am ci wàllu côté ci suuf si da ci am mais gisuma parce que keroog bi ñu waxee maire tontu na leen ne la bu fekkee gis ngeen kenn koo xamante ne man jaay naa suufam mu ñëw ne ma ñaata laa ko jaay donc defe naa foofu laay mën a yem parce que du ma ci mën a puus daal. waaw mais ba tey du ñu sori si mbirum suuf parce que dafa am benn terrain boo xam ni waa Kounoune Ngalab dañ koy revendiquer te man toogaguma fu maire jëkkatee kàddoom ci terrain boobu noonu peut-être bi nga wax noonu dëgg la mais Kounoune Ngalab moom toogaguma mu wax ci. dimanche passé il paraît que ñëw na Kounoune mais ba léegi demul ba ci terrain boobu noonu moom la mooy problème ak terrain boobu noonu. donc man dëkkuma Kounoune Ngalab mais maire ci boppam gis naa ko mu wax ne jël na 1 hectare may ko waa Kounoune Ngalab pour ñu def ko terrain football man pour l'instant ci loolu laa mën a jàpp. bokkul ak nag amoon beneen coow bu fa amoon benn titre foncier bu fa amoon boo xamante ne dafa amoon tuuti coow je pense que ne loolu. boobu sax laay wax noonu. voilà boobu jotuma parce que bëgguma ci suuf dafa sensible de trop dëkk loo ci maîtriser wul xamal fi ngay yem parce que bari na loo ciy wax jàpp ne moo nekk jàpp ne dëgg la et cetera boo demee ba ci biir li nga doon wax yëpp doo ko gis donc man daal dossier suuf bu may wax dama koy maîtriser. xam li nekk ci biir doog ci mën a àddu mais côté titre foncier bi nekkoon Kounoune Ngalab maîtriser wu moo ko xaw ma li ci des maire gis naa ko mu taxaw ne jël na 1 hectare may ko waa Kounoune Ngalab man loolu laa mën a jàpp. mbokku téléspectateurs yi dafa mel ni maam Cheikh mi dafa xaw a ragal problème mu suuf mais terewul dinañ continuer rek ci laaj yi ndax fan yi dañoo dégg aussi ni am na 80 millions yu génn 80 millions yu daal lëmbee commune bi. ndax dégg nga loolu yow. waaw dégg naa ko comme ñi ko nit ñi dégg rek waaye xam nga póotum biir néeg kenn waru kaa weer ci mbedd maanaam buñ fóotee dara ci biir néeg kenn waru ko weer ci mbedd. yow da nga jàpp ni commune bi néeg la. maanaam. ñun ñëpp ko bokk de waxuma commune bi néeg la waxuma commune bi nit moo ko moom wala sàmba dama ne fóot buñ fóote ci biir néeg. kenn waru ko weer ci mbedd. maanaam tey dañu bokk APR. bokk APR te mënuñu ko xaajoo kenn ku nekk jël sa wàll. bokk commune Bambilor te mënuñu ko xaajoo kenn ku nekk jël sa wàll. ña fa nekk ñëpp di ay kilifa lépp lu fa war a am war nañu mën a toog waxtaane ko ba juboo moo gën ñu génne ko ci mbedd mi di ci wax parce que wax jiñ ciy wax lépp. ban njariñ lay amal askan bi ban njariñ lay amal ñi koy wax ak ban njariñ lay amal maanaam ñi koy waxal yàq lay def ci plan yëpp man gisuma man boog personnellement kenn déggul ma wax ci te duma ci wax parce que njort naa ne njañ du décaissé 80 millions te amul fu mu ko teg man xalaatuma ne sañul loolu. mais werante xuuxaan te ki tubéy parce que ñi koy wax ñiy wax na 80 millions amaana dañu gisuñu def na ko fenn moo tax ñuy wax. xam nga. ku sa wujj di sëlëm doo set wala boo setee doo set wicc bari na lu nit di wax que ça soit kilifa la ak ko mu mën a doon di ko wax li muy wax moom rek la engagé mais nit ki da ngay mais est-ce que bu leeraloon du gën a yomb parce que man dégguma foofu fenn aussi fu mu leerale comme mbirum terrain.
xam nga du ma ne leeral na du ma ne lëndëm na nekkuma commune Bambilor liggéeyuma ci biir commune Bambilor lay xaw biir commune Bambilor li ci ëpp dégg rek laa ci am donc du ma fore ci wewu nag di confirmer kenn. mais yow en tant que jeune engagé comme ni ma la xamee woon noonu mais soo déggee yéen yi aussi war nga see def investigation laaj sa nijaay bi nga xam ne premier conseil la mu xelal la ci. waaw donc comme ni nga ma xamee woon day ma ni damaa changé xam nga boo ne comme ni ma la xamee woon day ma ni man damaa changé. non jeune engagé nga maanaam tey jii yow lu jóg si commune bi rek da nga ciy dugg ñu dégg la si ku mel noonu am na problème yoo xam bu jógee. même bu demulee si le concerné day laaj ki ka jege te ki ka jege premier conseil sa ndijaay la yaa ko fi wax léegi kon war ngaa mën a laaj sa ndijaay am si information comme ça bu ñu la laajee si télé yi nii nga mën see am looy wax mais boo nee amul lu ma ci wax day jaaxal nit ñi wala da nga am looy nëbb. nëbbuma dara jeune engagé tekkiwul xuloo tekkiwul xeex tekkiwul wax loo xamul dara tekkiwul di dugg di inventé wala di def leneen man ni ma jàppee jeune bu engagé mooy. boo gisee loo xamante ne askan bi moo ko moom mooy njariñu askan bi nga mën ko dem ñafe ko ba mu ñëw nga ñafe ko ba mu ñëw quant à maire ñu jox ko commune bi muy doxal depuis 2012 ba tey la muy doxal am ay fay yu ci am ña ko war a waxtaane toog di ko waxtaane ba démb rek ñuy toog ci di ci waxtaane je pense que génn ci mbedd mi di ci telli du am njariñ na mu war a amee njariñ mooy li ma la wax sama njëlbeenu wax li ñu war a toog waxtaane ko en tant que responsable en tant que kilifa ñu toog waxtaane ko li war a génn ci mbedd mi ñu génn ko ci mbedd mi. am Cheikh yow ni ma la dégg ne dafa mel ni yaa monsieur le maire comme Mburoog Sow ah non mais fi ñu toll nii da nga koy tagg rek léegi yow seen relation yaa monsieur le maire nan la demee. waaw sunu relation man ak monsieur le maire du relation boo xamante ne bu ni wax la peut-être na ma demee woon ak moom laa demee ak moom moment bi dafa jotul pour xuloo jotul pour xeex moo tax mais amuma parce que. maire mi ngi may xool dew ma ci moom peut-être buñ gisee li ñuy gisee du bari tellement bariwuma lu may dem këram du ñàkk nag ma am soxla comme sénégalais yëpp comme bépp citoyen am soxla ci sa maire dem ne ko soxla bi lii pour lii la waaye dewuma en plus ma leeral ànduma ak moom ci politique donc mais bu wax dëgg jotee damay wax dëgg loolu rek la mais du dama jige maire wala dama def naa nga makki na ànd ak moom ci politique mais yéen a bokk parti. looloo tax nag liñ bokk parti bokk commune muy maire ku bëgg ko bañ muy sa maire donc mënuma jël ay kàddu yoo xam maam waxtu wi sax laajul waxtu wi ñu toll di doog a génn ci Covid 19 laajul nekk fi di tojantey bopp di xuloo xeex ma ni doon soxla dara. am see fii toj bopp amu fi dañuy wax rek li am il paraît dem nga fa fan yee mu sewal la luy sa problème ak moom. dem naa fa mu sewal ba xanaa nag maa takk caméra. non takkuma la caméra mais nit ñi tam li am rek la ñuy wax. Njañ ma suma sewal. demoon fan yee seeti ko. déedéet du ma ne dem naa fan yee mais heure bu ma amee soxla ci Njañ ak ñëpp ku am soxla sa maire mais da ngay dem gis ko. lu tax mu ñëw Kër Ndiaye di la baalu ak loo ko def. loolu wala moom lu mu la def. déedéet loolu problème bu xaw a yàgg la buñ jote woon je pense que ne kilifa bu taxawee nag ne la baal ma nga ne ko baal naa la loo ci waxaat da ngay yokk coow wala da ngay yokk xar mi karam. yow kay yaa ngi soog a wax li tax ngeen neexoo fi mu toll nii. waaw neexoo man ma ko tudde neexoo loolu kay mën bu ko jote nan nee na ma baal ma ne ko baal naa la ñu nekk ci leneen. baax na léegi maam Cheikh maam beneen question tam bu ma la laaj xam nga fi mu toll nii commune bi ñun duñ fi nekkee ba léegi dañu gis ni mag ñi ñoo ne ci kanam yéen jeunesse bi lan moo tax engagé wu leen ngeen mën a dégager mag ñi pas dégager sax mais ngeen jël seen responsabilité ñoom ñu jël ngeen ne ci kanam ñoom ñu ne seen ginnaaw di leen gunge mais toujours les mag lan mooy seen problème les yéen jeunesse bi parce que yow yaa ngi fi Pël Gueye mu ngi fi Yoro Fall mu ngi fi ak ñeneen lu tax mun leen engagé wu ngeen jël seen place wane seen bopp. xam nga loolu mooy problème mu Sénégal boo demee ci assemblée nationale di nga fa fekk Moustapha Niass foo dem ci Sénégal laa la wax mooy problème mu Sénégal chaque jour pas yi fi nekkoon depuis 1960 jusqu'à nos jours institution boo dem fekk leen fa ñu jiite ko mënoo ci dara donc loolu du problème mu Bambilor du problème mu département de Rufisque du problème mu Sénégal la te ñëpp gis nañ ne ñi ëpp ci ni ñuy doxee mag ñi dañuy nekk ci kanam lu yàgg loolu nag peut-être ñun jeunes yi sunu wàll mooy jéem a wane sunu bopp jéem a ñafe mais problème la boo xamante ne li olof di wax ne weñ gi ma nga bañ a sa mbànja xaan nga maanaam neexul
du jour au lendemain rek nga éradiquer ko mu deñ mais nag ñu ngi ciy taxaw ñu ngi def ay action ñu ngi jéem daal suñu kéem lay kattan. Cheikh dama ne du mbir am na assemblée nationale wala mbir am na Ziguinchor que waa Tëngéej forcément dañ ko war a appliquer dama ne yéen vous êtes des jeunes ngeen yor seen xam-xam di doxal te yéen bu ngeen àndee entre jeunes damay gis da ngeen doxal bu baax mais bu mag ñi ñëwee rek day mel ni bëggatu leen dara ci li ngeen def dama ne bul ma wax li nekk assemblée nationale wala li xew Bambey wala li xew fenn dama ne biir commune Bambilor lan moo tax yéen du ngeen dëggal seen bopp dañu jëm ci élection locale te jeunes yi war nañ gis seen bopp déjà remaniement bii passé ñu bari ñi ngi kaas naan lu tax jeunes yi dugguñu ci donc c'est à la jeunesse de se faire voir. xam nga tontu naa la mais yaa ma nangu la dégg bu baax. dama lay déggee parce que bu tontu bi neexulee kañ foofu ma ne la du nii. du tontu bu neex wala tontu bu naqari wala beneen tontu problème mu Sénégal tey boo demee ci yëpp bërëbu liggéeyukaay même boo fa demee da ngay dugg gis benn paa bu am 65 ans benn jeune nekk ci ginnaaw gën ko diplômé fuuf te dugg loolu problème mu système bu fi yàgg la dama ne mënuñu tey rek jëlee ko fi tey mais au fur et à mesure ñuy dem muy jéem a amélioré wu ndànk-ndànk loolu am ci Sénégal am assemblée nationale am fépp moo nekk commune Bambilor mais it Olof Njaay day wax ne xale rek du jiitu foog mu ànd ak mag li ci des nag dañuy jéem ndànk-ndànk te yàllaa ngi dolli sutura gis nga jeunes yi fi génne tudde nga fi léegi ay nit mënuma citer Samba léegi jeunes yi jóg nañ lu bari ñu ngi ko téye seen loxo ci commune Bambilor def naa loolu yokkute la ci domaine yëpp mais du problème mu bëgguma ñu jël wax ji def ko comme problème mu Bambilor paa yi dañ kaa ŋànk non problème mu Sénégal la bu fi yàgg it def naa ku nekkoon gisoon nga jiboka ci biir yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi woon ci biir gouvernement bi te depuis Senghor ba tey ñu ngi fi def naa loolu problème mu Sénégal la du problème mu Bambilor kese. waaw baax na dégg naa sa kàddu mais yow daal daa mel ni yaa ngi daw question yi léegi ma demaat ci beneen question boo xam ne mu ngi ci biir commune bi lu am importance dafa nekk na ci xelu presque jeunes yëpp il se passe que ni 80% budget commune bi bon bu maire bi mi ngi jóge ci Kër Ndiaye Lo mais la plupart des gens gisuñu lan la ci Kër Ndiaye Lo bénéficié yow est-ce que gis nga loolu sa gis-gis la. benn man du ma avocat commune Bambilor peut-être suñ bokkee Alliance pour la République di liggéey maire bokk fa mënuma ñëw di critiquer liggéeyu maire parce que day ma ne damay critiquer liggéeyu APR parce que tey bu ñuy def bilan maire mooy def bilan président Macky Sall bi mu fi nekkee 2012 à 2020 donc gis nan Kër Ndiaye Lo ñi fi dëkk ñëpp gis nan yoon yi ni mu meloon gis nan li fi amoon gis nan léegi li fi am donc mënuma ñëw ne maire liggéeyul peut-être mënuma loolu peut-être nag mais mënoon na def plus parce que Kër Ndiaye Lo du dëkk bu ndaw am na ay ressources yu am solo yu nekk Kër Ndiaye Lo parce que du ma ne 80% mais 40% peut-être mën nañ ne fii lay jóge d'ailleurs ñi ngi laaj sax ay affaire commune ak yooyu mais li am solo te am solo mooy président Macky Sall bi mu fi ñëwee ba tey gis nan Kër Ndiaye Lo yokk dans tous les domaines parce que am na ay tali yu baax am na ay foyer mosuñ koy am foyer am na terrain kenn mosu am terrain am na hôpital yoo xamante ne defar nañ ko fi te loolu lépp ñu ngi ko defaree ci ñëw président ci boppu Sénégal loolu daal laay jàpp ne moom la mais mënuma fi toog tey ne Ndiagne Diop liggéeyu wala Ndiagne Diop deful nangam parce que dafa mel ni su ma waxee loolu dama naan président de la République deful nangam parce que li Ndiagne di liggéey maanaam gouvernement lañ wax li Ndiagne di liggéey loolu peut-être day bokk ci bilan président de la République te ñun depuis lors jusqu'à présent ñi ngi ànd ak Macky Sall te jàpp nañ ne ñi ngi liggéey jàpp nañ ba tey jii ne président mi ngi liggéey te nag maanaam lu ko waaye waxal naka ne nopp yi lu waaye waxal lëg na ne nopp yi gudd na maanaam mën na politique bu baax ndax opposition amatu fi kuy wër di wax rek a fi des maanaam opposition amatu fi PDS jóge na fi PS amatul AFP ñëpp ñi ngi ci biir mouvance présidentielle bi kan moo ci des kenn kuy wër di wax rek moo fi des. maam Cheikh waxuma ci sa APR dama ne. dugg Idrissa. maa ngi ñëw ci Idrissa dafa def choix bi mu war a def parce que jàpp naa ne nit ki soo demee ba gis sa réew wala adduna bi yëpp nekk ci crise ñi xam ne réew yi am doole dëgg jaaxle xamatul fu jëm yow sa réew nekk ci crise
sa économie nërmeelu nit ñi di jëli gaal di génn yow ngay borom xam-xam mënoo def dara lu bokk fi xam ne boo ko joxee sa xam-xam mu am njëriñ bàyyi affaire xanaa Thiès bi juddoo. du Thiès laa juddoo amul njëriñ ay Thiès laa juddoo li am solo. maam si dama xam ni man damay dégg maam si xam nga doo man mi la interview du ma ne Thiès bii baaxul su ma egsee si salle dama ko fiy jëlee ba ñëw dugg si salle bi toog si seen y a problème wala déggoo sama xam nga loolu ku ñàkk a dégg rek moo koy wax. kon éclaircir ni xam nga nit ki ñu ñëpp ay jullit la. l'islam sax may na la nga lekk nit ak jullit bu normal wax nga lekk nit mais à l'impossible nul n'est tenu dafay yëg si foo xamante ne say principe ak say gis-gis ak sa bëgg-bëgg ni ngay doxale loolu da ngay takk bu mu dëgg tekk ci ginnaaw parce que adduna bi maanaam adduna bi dafa nekk ci jafe-jafe Sénégal nekk ci jafe-jafe monde bi yëpp nekk ci jafe-jafe yow loo bëgg Idrissa Seck dem dugg ci hôtelam dem toog def nii ba politique jotaat mu ñëwaat di wax ak askan mais askan bi naan ko jógal fii bi ñu sonnee ci sunu la bi ñun tey la ñuy soog a sonn bi ñuy jaaxle tey lañ gën a sonn ndax tey rek ngay gis gaal téeméeri nit ak ñaar fukk dugg ci dee ci biir géej gi. déedéet 2006 amoon na. 2000 maam bu may wax diggante 2012 ba 2020 tey rek lañ gis plus de 380 personnes dee ci géej gi à cause de sonn dëkk bi nag bu yëgsee foofu dafa soxla ñi am xam-xam ñi am ay compétences yu wóor ñu dajale seeni xam-xam yëpp bokk ndey bokk baay wàññi xuloo wàññi xeex du may nit dara day tardé nit. ku la dàq xuloo dàq la xeex gën la tardé mbaam moo fi gën a mën a xeex loo ngay gis yan boobu fees bu nga bàyyi ak sa bopp mooy dem mais dañuy jël yàq teg ci ginnaaw ngir mu doon. mais xam nga lu jaaxal nit ñi. xam nga tey Idrissa Seck bu defee loolu. damay sant yàlla ci côté yu bëri. kenn werantewul na Idrissa Seck am na xam-xam. ñun ñuy wax ñëpp kenn ëpp ko ci xam-xam. ñiy wër di wax ñëpp gënuñu ko jàng gënuñu ko xam réew mi. gënuñu ko nekk patriote parce que gars yi dañu jàpp ne kan mooy patriote mooy ki génn rek jàkkaarloo président lu mu wax rek nga ko ci kaan nga ko ci suuf déedéet am na ñu nekk ci biir APR gën a gëm seen bopp gën a dëgg gën a jub gën a nekk patriote fuuf ko Ousmane Sonko te boo bëggee liggéeyal sa réew mënu kaa liggéeyal di wër di wax. xam nga lu jaaxal nit ñi moom c'est. li jaaxal nit ñi mooy loolu ngay tudd mooy. HCC xaw ma nu mu c'est conseil économique et social environnemental boobu. lan la indi réew mi ci bénéfice ba tax Idrissa Seck war koo mën a jiite looloo jaaxal réew mi. xam nga boo bokkee ci gouvernement du da nga jiite benn institution tax rek yow côté boobu rek ngay sëgg di liggéey Idrissa Seck soxlawul ko maanaam mënuma jàpp ne institution bi mu jiite rek lay bàyyi xel parce que day yëngate président day waxtaan ak moom da ngay jox loolu ay gis-gisam ci pàcc yëpp loolu la ñu soxlaa. kantaa li sokke nit ñi mooy li mu waxoon ne su ma nekkee nangam damay supprimer nangam ñëwaat jël ko nee naa la ab jullit sax day toll foo xamante ne l'islam may na ko mu lekk mbir jamono bi fi mu toll nii bu doon jamono yi maanaam lu l'islam di dogal la dama naan l'islam may na ñu lekk mbir ndax nit ñi ñu ngi dee amul lu lekk amul lu dara loolu yoon la Idrissa Seck bàyyi ay conviction ay gis-gisam ay bëgg-bëgg dugg di jàppale président Macky Sall. ba tey baax na léegi yow immigration bi loo ci xalaat muy dernière question. waaw immigration moom li ma ci xalaat du problème bu neex a jëlee parce que dafa bari lu ko waral. am na ñoo xamante ne ci biir li ko njëkk a waral moom. foo it suñu njiiti xool suñu ressources yi am ci yi nekk fii ci Sénégal ñu xool na lañ koy gérer maanaam tey ñu bëri dañuy wax ne licence yi ñu jox. maanaam sama mbokk yi xam ne ay moom la licence yi ñu jox nappkat yi fi dugg Russie bateau Russie ak bateau chinois yi dañuy jël bu bari ba tax parce que gaal yi boo xoolee gaal yi amul benn boor bu mën a yóbbu gaal amul benn kajoor bu ko mën a yóbbu amul benn saalum bu mën a yóbbu gaal léew yi rek ñooy yóbbu gaal mooy ñi nekkoon ci géej gi di dem géej ba am ci expérience ñoo ñu mën a yóbbu gaal ñooñu nag bu fekkee fi doon daani seen tool lan fa daan am ña nga fa fekk dootuñu yëg gaal bon première chose à faire man jàpp na pour arrêter affaire de immigration li ñu war a jëkk def mooy wàññi licence de pêche lébu yi am ci lu jàpp parce que tey boo jëlee suñuy ressources
joxe ko bitim réew daan koy ñëw jël ko yóbbu mais ñun foog ñu topp ci seen ginnaaw daw parce que nit ki bu lekkul naanu deful dara mais li muy dund dee moo ko gën kuy dund lu dee gën nag da ngay dee kon du ma balaame jeunes yi mais nag du ma wax benn jeune dem ak lu mu metti ku muñ di nga moom na jeunes yi toog gëm yàlla seen wërsëg tey bu nekkee États-Unis yàlla ko fay def bu nekkee Espagne la fay def bu nekkee France te wërsëg kenn du ko yàqal donc maa ngi ñaan samay rakk lan samay jarbaat lan samay mag lan samay lépp lan maa ngi ñaan ñëpp ñu toog di wax nag président de la République mu xoolaat surtout nag Aliou Ndoye mu xoolaat licence de pêche ñi yóbbu gaal yëpp man xam naa ay nit ñu bari ñi yóbbu gaal yu bari ñuy des ñuy dem ba egg récemment rek am na ñu dem ba egg woote bi egg ñëpp xam naa leen ñii waaye yéen ñi may dégg ñii ñaanal nañu jóge ñii yéen ñi tubaab jëla xam naa leen baax donc nan fexe ba suqali géej gi mu dox ñu wàññi tuuti licence yi mool yi buy napp ji am jën di jaay am xaalis ak toog parce que seen bëgg-bëgg bari mais tant que géej gi ñu ngi koy caxat-caxate kenn mën ci téye xale maa la ko wax parce que gémmiñ moom bu deful dara borom faw ko yóbbu. sa dernier mot. sant yàlla bu baax sant sëñ Tuubaa bu baax di wax ne waa Kër Ndiaye loolu ñu fi ne ñëpp ak jeunesse bi ne ñëpp ñu préparé local yi di ñëw dootuñu ko bàyyi ak benn mag lan daan mayetuñ ko lan daan joxeetuñ ko lan daan dimbalee ay nit ñuy dem di ñu fi bàyyi dimbalee tuñ ko léegi daal li ma la jaay di wax boobu gaal dañ koy wëri ji indi ko dugal suñu poos te tël ko boobu. mbokku téléspectateur seen Buzz TV Buzz Actu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi ngeen ñu teewoon di leen jox dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.